Bon, asalaamaaleykum waa Sénégal, asalaamaaleykum waa Thiès. maa ngi nuyu ku ci nekk sa tur sa sant. Bon, moi je m'appelle Thianar Ndoye, j'habite à Thiès, en face du lycée Malick Sy au quartier Sopp. Bon, mon surnom c'est Lebou Ndoye, styliste à Thiès. waaw turam Lebou Ndoye la styliste à Thiès. Lebou je pense que ñu bari xam nañ ko ci biir mode bi partout. Lebou tey ñu bëggoon a xam tamit tey Lebou avant moo dugg ci milieu mode lan la Lebou doon def bu nekkee xale. Bon, Lebou bi mu nekkee xale bon bi ma juddoo ba am 5 ans dama dem def daara bon doo dugg alxuraan 6 ans après mu dugg jardin bi ma duggee jardin 7 ans après ma dugg école waaw bi ma duggee école jàng naa aussi ba am COP def naa 6e def naa 4e secondaire moo ci la arrêté quoi études yi opté ne damay jàngi métier c'est ça. nga opté jàngi métier pourquoi nga defoo ñu gis tamit ni souvent bi nga bàyyee li nga xamante ni mooy école pourquoi nga opté dem directement defi milieu de mode wala am na leen loo def avant ngaa dugg ci milieu de la mode. waaw parce que bon stylisme moom dafa ma yàgg a neex parce que même bi may def primaire dessin dama ci ayoon xam nga dama naan toog di créer di def ay casquette ay dàll ay yére ak affaire yi noonu quoi donc bi ma nee man su ma bàyyi jàng si biir bi may jàng école dama ne su ma bàyyi jàng stylisme lay def parce que man moo ma gën a jege quoi te en plus su ma ko si concentré woon dinaa ci am li ma bëgg loolu moo ma ci dugal. kon mën nañoo jàpp ni bi nga baree jàng rek directement parce que gis nañ ñoo xamante ni dañoo ils sont en train de chercher te dañuy dem defi maçon su ñu def yi menuiserie métallique ba ko ñuy gis li ñu bëgg a def est-ce que yow loolu dal na la wala da ngaa génn école rek directement dugg ci milieu mode. non man moom dama génn école rek automatiquement comme stylisme moo nekkoon sama xel ma dem jàngi métier quoi couture. alors mën nañoo xam ban année la jamono jooju. bon c'était en 90 1990. 90 kon ñu bu ñuy gisee ni 90 ba léegi moo ngi ci benn liggéey bi nga xamante ni mooy passion moom mooy li nga xamante ni moom la bëgg muy milieu de la mode. alors c'était comment début bi nga demee tey jàngi ko est-ce que da ngaa dem ci école yi wala da ngay njëkkee ci atelier yi. bon bi ma bàyyi automatiquement école dama dem njëkkee ci atelier yi ba pare donc affaire bi avancé ma gis ci ay avancement ci man bon am ay conseils ñu ma conseillé ne man léegi da ngay dem def école de formation stylisme. bon def naa Solida def naa aussi beneen école stylisme bu nekk Rufisque boo xam ne Cimbo bon suñ benn grand bu nekkoon Allemagne ba moo ko créé woon déjà diplôme yi moom foofu laa ko jëlee ak Solida. kon daal bi ñu la déggee mooy jàngat atelier yi def nga école yi aussi. y a beaucoup de personnes yu ñuy wax ni école yi ñoo gën atelier yi yow mi nga xamante ni am nga chance def les deux est-ce que mën nga ñoo leeralal ci côté boobu tamit. waaw côté boobu aussi bëgg naa ci wax tuuti quoi parce que pratiquement école yu njëkk ya ak présentement école yi léegi am na différence bon différence bi mooy li ñuy théorie de trop ak monde bi ni muy doxee léegi parce que monde bi ni muy doxee mooy gars yi dañu war a innover di xool nit ñi li ñuy sol ñu koy jàngal élèves yi mais jusqu'à présent nii am na école yoo xam ne taille patron la ñuy jàngal booy yi ay veste lañ leen jàngal ay pantalon affaire yi te loolu du seen avantage donc bu ñu génnee ci école yi man parce que am na école yoo xam ne fii ay CRETEF comme par exemple CRETEF mu laa joxe exemple CRETEF man seen partenariat école de couture la mais suñu paree seen boy yi man maa leen defal pratique te bu ñu ñëwee fii bi ñu def pratique dañuy am yenn problème bi bu ñu fi defee 1 mois rek donc day remplacer 4 mois wu école ba parce que lépp la ñuy def dinañ gis pantalon dinañ gis taille basse dinañ gis jupe dinañ gis lépp lu ñuy ñëw daal ci yére dañ koy gis te bu dee école ba duñ ko gis loolu mooy différence bi bon li ma leen conseil aussi ku ci mën di mélanger ñaar yëpp dem école parce que théorie bi aussi tamit c'est très important parce que dafa ci ñaw dafa am ay calcul dafa am ay mesures yoo xam ne soo ko faussé rek mooy loolu ñaw bi lay échec donc kon théorie bi daf ciy am njëriñ daal bu ñu mënee daal di mélanger ñaar yëpp ku ci jël vacance dem defi pratique ci atelier yi man loolu laa leen di conseiller quoi. ok kon daal d'après Lebou mi nga xamante ni am na chance pour mélanger les deux gis na ni daal ni ñaar yëpp am na njariñ ki nekk parce que y a des jeunes yoo xamante ni bëgg nañ dem ci école yi mais am moyen ngi manqué alors kon daal gis nga ni daal ni mën nañoo dem ci atelier yi. bon loolu aussi parce que man dama ci am ay preuve donc am na ñun suñu association styliste yi amoon nañ benn formation benn femme canadienne bu jógoon Canada may nañu benn formation pour 15 jours coupe bon donc bi mu ñëwee premier jour bi mu njëkkee def réunion ak ñoom
tubaab bi si boppam moo ñu jël réunion ñun 15 personnes 15 stylistes formation bi 15 jours la doon fayal nañ ko hôtel fayal ko tout boobu bi mu ñëwee présenté ñu nañu wéy dama ñëw pour jàngalaat leen loolu affaire pour jàngalaat leen coupe ak couture bon ñun après daf ñu laaj suñu abi aussi ne ñun lan lañ ko bëggee ma ñaan cours bi man leen sama gars yi ndax mun ngeen ma may ma tontu tubaab bi ci benn affaire mu ne ma gars yi may ma loolu bon ma ne tubaab bi ñun en main levée la ñuy daggee donc tubaab bi na ma luy main levée ñoom xamuñu luy main levée ñoom tubaab yi ñuy jàngal école de formation yi ñoo xamuñu luy main levée main levée mooy jël sa tissu teg ci ko table jël craie jël la nit ki mesure dagg ko sans coupe sans patron loolu mooy main levée tubaab bi na ma loolu c'est impossible man ko man je peux le faire suba suñ ma mayee cours bi dinaa indi machine dinaa jël tissu ñëw jëlal la mesure sur place nga toog dans 3 heures de temps ma ñawal la yore jox la tubaab bi ne ma loolu mënul nekk ma ñaan gars yi cours bi ñu may ma loolu ASPAI ASPAI bi direction ASPAI bon ñoom ñoo représenté Allemagne fii ñooñu may formation bi ak cadre unitaire des artisans de la région de Thiès ñooñu ko may formation bi donc bi ma ñaanee cours bi loolu laa ne ma xëy yóbbu machine jël tissu tubaab bi ñëw dugg ñu def potier den dëkk ba pare ñëpp di mu ñaan cours bi ba léegi moom mënul gëm ne loolu mënul nekk ma jëlal ko mesure dugg ci biir salle bi dugal machine toog 3 heures de temps ma ñëwal ko ñëwul natt bon bi mu ñëwee natt ñëw bi ne ñun la moo tax ñoom ñu leen di woo ñuy déplacé wooy avion fii ñëw di ñu jàngal métier jour boobu la lande bi si guddi gi la defar réservation dellu parce que ñeneen ñun li mu ñuy jàngal ñun ñoo ko gën a mën donc léegi suñu partenaire la li ñuy liggéey ak moom loolu déjà preuve la moo tax atelier yi 90% sooy xool mooy gën école yi. d'accord ok dégg nañu mu nekk message boo xamante ni nga xamante ni mooy Grand Lébu Ndoye wax na ko nekk koo xamante ni styliste le créateur de mode ñëpp xam nañ ko ci milieu mode bi Lébu est-ce que tey bi ngay jàngee jaar daara pare jàng école ba pare toog a say parents ni leen couture laa bëgg a def bu njëkk couture bu ñu déggee boo xoolee ñu daan dàq école wala amuñu métier ñu dem du ko defi mais léegi jamono ji faaw nga bu nga nekk styliste faaw nga am bac plus alors bi nga demee ni da nga bëgg a def stylisme say parents naka lañ ko dundee ak sa waa famille est-ce que d'accord woon nañu wala. bon parce que man dama teel a waxtaan ak sama waa famille parce que dañ aussi déggaloon nañ ma ay kilifa lañu woon mais su ma leen waxee aussi dañ ma déggal bon bi ma demee ba toog xool la jàng bi mënatuma ci dem noonu yenn kii yi dama leen woo ñu ñëw toog mu waxtaan ak ñoom ne leen comme man jotoon naa ay ci dessin beeg affaire yooyu noonu je préfère dem jàngi métier couture moom moo gën a le même jour lañ ma jox accord ne ma demal jàng métier xool atelier bu la neex nga dem man maa dox jël samay kii dem xool atelier bu ma neex ñëw proposé ko président bi naka la bëgg a jàng métier le même jour waaw. kon daal yow amoo si problème boobu quoi ak say parents. bon amuma ci benn problème ak samay parents sérieusement parlé. alors ñu ñëw tamit si beneen question gis nañu mode en ce moment là bu njëkk fu nga gis sax nit sol tenue traditionnelle doxee ko événement tabaski la war a koy def léegi ñu gis ni macha allah grâce à vous ni ci imposé parce que ñëw wane ci tamit ni nit mën na sol tenue traditionnelle dem bureau nit mën na sol tenue traditionnelle dem atelier am dem defi leneen alors ñu gis moment bi mode du Sénégal yow sa xalaat boobu est-ce que avancé na wala boog est-ce que li ngeen si doon xaar lu tax nga dem jàngi sa métier dem def ko est-ce que tey ji mul yaa ngi ko ciy gis. waaw kooku aussi dinaa ci wax parce que mooy li ma wax sànq rek Sénégal instant bi dañoo war a innover parce que tenue yi ñuy ñëw ñun tenue africain yi ñëw nii tubaab bi daf ko soxla nit ku ñuul ki daf ko soxla te en plus correct na yiw na foo ko sol mun na nekk tenue de ville comme aussi mun na nekk tenue de soirée comme aussi mun nga ko sol journalière chaque jour nga ko sol di dem ay jumaa et tout muy ci vax bi di ci lin bi di ci lépp bon côté boobu man sérieusement parlé entre nous métier bi mu opté woon na damay def stylisme regret aw ma ci benn regret sérieusement parlé avancement laa ci gis parce que lépp lu mu am tey présentement nii moom moo ma ko may di lancer appel aussi tamit ñi ci bëgg dugg ñu concentré wu ci def ci ñi ko bëgg seen xol ne dañ koy def ñu concentré wu ci bu baax te dinañ ci gis réussite parce que amul métier bu gën a riche àdduna amul métier bu ko man samay copains yu bëri ñu ngi voyage dem ay Canada et États-Unis fu ne ndax métier bi aussi peut-être xëy na man li ma génnagul yenn génn yi Afrique nag dem naa fépp dem naa défilé fépp ba ay Cap-Vert dem naa fa défilé mais man maa amagul chance génn dem Europe te sooguma ci man te su ma taxee day nekk parce que samay copains yi ma jàngaloon métier ñi may liggéeyandoo di defandoo défilé et tout ñoom ñu ngi koy def donc peut-être xëy na business yi ma yor fii moo tax mënu maa bouger waaw di leen ñaan képp ku ciy jàng métier stylisme na ci gën a concentré wu da koy am te li mu bëgg na ko ci am incha allah. léegi bu Lébu deful woon li nga xam te ni mooy milieu de la mode lan lay def. ah xanaa dem na fi géej.
lébu daal kon lébu bi mool nga. lébu bi moom mool la mool bu tubbi la quoi comme on dit. ok waaw mool bu daal tubbi la. dañoo jàpp ni lébu bu dafa woon mbir mode. alors kon daal mool lay nekk quoi. waaw parce que man bon Thierno Ndoye laa tudd Rufisque laa juddoo donc suñu ko dañu amoon gaal ak yëpp di napp donc moo tax ba jël sama surnom bi dafa ko complexe lébu Ndoye donc sama logo bi et tout gaal la benn pilote la ñu yor jaww et tout waaw loolu daal moom dugal ci lébu bi quoi. voilà am na yenn interview yu ñu gis nit ñi def ko ci yow. ñu def lu dem seetaan interview yooyu noonu ñëwaat ci àggale suñu question. am benn problème incha allah. salaamaaleykum waa Thiès man maa ngi tudd Daara Kane. man maa ngi tudd Kiné Taay. maa ngi tudd Aw Mbaye dëkk Som moom Lébu Ndoye dafa nekk xale boo xamante ne xale bu am yar bu am teggin bu gëm li muy def maanaam dafa gëm boppam bëgg liggéeyam sellal ko bëgg aussi ay dëkkandoom ak waajuram. ah Lébu Ndoye de man ba ma ko xamee mën naa ne yàgg na ëpp na ay 3 ans di dem yooyu mais ku baax la daal macha allah boo ñëwee dina la accueillir bu baax boo indee sa tusi dina la ñawal ñaw yu baax te loo am lu ne rek boo ñëwee dinañ la ñawal. waa liggéey bi nu mu demee mooy waa liggéey bi ñu ngi koy liggéey ci jàmm mi ngi dox ci jàmm ñi ngi ñëw clients yi ñu ngi ñëw ku ñëw dina defal li nga xam ne nag moom moo adéquat ak yow wax dëgg neex yàlla liggéeyam set na baax na te amul xaar ma yàlla ak kenn daal ku ñëw dina la defal lépp li nga xam ne moo aajowu ci liggéey bi ci liñ ci bëgg daal. dara jomm ko conditam moo baax te liggéey moom maanaam boo ci doyloo dëggu ci suñu borom mën na la cee jàppal ci barke borom Touba. xanaa li muy def comme ni mu ko gëmee nii rek mu gën kaa gëm daal ba atelier bi weesu fii daal mu am ay entreprise couture yu bëri. waaw suñu nekk ci place bi rafet na wax dëgg neex yàlla parce que depuis bu ñu ñëwee pour mu nekk suñu patron lépp li nga xam ne ne ñun moom lañ soxla ci wàllu patron ñu ngi koy gis ci moom mi ngi ñuy nemmeeku mu ngi ñuy xool suñu liggéey di xool ci lu ñuy dox ci li ñuy wax nii ngay defee nii ngay waxee fi ngay taxawee wax dëgg neex yàlla liggéey bi de ñun ñu ngi ciy sant yàlla bu baax wax dëgg neex yàlla ñu ngi koy encouragé tamit ci lu bëree bëri tamit. waaw mu gën a gëm boppam rek gën a dëgërlu gëm li muy def bon ànd ceeg dal ak tey ak maandute nit ko moom boo gëmee doylu rek suñu borom mën na la jàppale ci kàttanu yàlla. waaw di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak réussite totale di gën ci moom yàlla na ko suñu borom def barke borom Touba ko yàlla defal loolu ndam li gën ci moom yàlla na ko yàlla jox mu doon jiglaayam mu defal ko mbooloo mu jullit ak bépp tailleur bu ci nekk. ok c'est bon. comme ni nga ko gisee rek seetaan nañu interview yi nga xamante ni ñenn ci ay famille wax nañ ko ñenn ñi ci ay projet wax nañ ko lébu ñu dégg ay ñenn wax ni sa gentillesse lébu ñun xam nañ dara man inci parce que voilà bokk nga ci ñi nga xamante ni ñoo mën a teete tey ñu dugg ci milieu de la mode ça fait des années puis je pense que yaa ngi rappelé bu baax loolu fan la jógee jàngee foofu nit ñi di wax lébu ku baax la ku mën a maye rek wax ne jël dem loolu fan la jógee. non c'est-à-dire man ki ma jàngal métier dafa ma jox ay conseils ci côté stylisme bi bon parce que dana ma bi may wax bi ma beree ba pare ba mu ñaanal ma ba jox ma sama diplôme dana ma képp koy jàngal métier comme ni ma la jàngal métier jàngalee ma ko noonu métier bul ko soxore bul ko nëbb bul ko wal li nga bu ko nëbb ci dara li nga mën li nga xam ne loo xam ne mën nga ko lépp nga ko présenté parce que aussi ñun dañ la ko jàngal ak xol bu rafet ak xol bu set donc ba ci mannequin yi man dama ci joué ak ñoom des fois damay dem défilé ànd ak ay mannequin du ma am xaalis moo leen fayee courant bi off light off na de voilà day kon def bi moom am na. xam nga du ma am xaalis moo leen fayee bon damay préféré mujj tenue yi doon défilé ma xool ko ci nekk benn tenue mu may la ko bon ko jox leen transport pour ëllëg boo leen soxlaa aussi ñu mën a ñëw waaw man loolu la laay dundee ak mannequin yi moo tax ku ma ci woo aussi tamit même yow NJ si boppam bon seq lañu loolu aussi moom aussi ci ñu lancé yow nee nga ñun ñoo la lancé mais aussi yooyu ci ñu lancé ci nga bokk parce que bu dul yoon yow di ngay innové nii Thiès bon dama koy rafetlu quoi en plus di la ñaanal affaire bi gën a yaatu xam nga ngay gën a xëcc style gars yi di ñëw di xam affaire bi njëriñ bi lan la. incha allah ñu dégg say kàddu sa patron def na la conseil yoo xamante ni conseil yu baax la parce que liñ naan fu ñaane san nonin rek mën naa ni sa dee ñaaw te tey idée boobu mu am lu baax la idée boobu mu am lu rafet la te conseil bu baax la bu ñëpp doon xalaatee noonu mën naa ni milieu bi dina gën a avancé kan mooy sa idole si métier bi. bon man nag sama idole mooy Collé Addo Sow. Collé Addo Sow
moom mooy sama idole c'est-à-dire dama tricher ci moom parce que li ma tricher ci moom mooy bi may beru dama gis li muy ñaw mooy lii soo xoolee tenue ko la ar xool sama tenue da nga naan benn la grand Omaro aussi même chose parce que des fois damay sol yére Thiès fii xam nga ñu ne ma ku la ko ñawal Omaro ñi xamul ne styliste la dañ naan ma Omaro ba naan la waaw sama grand la moom moo ko ñawal et tout bon ñaar ñooñu aussi tamit sama idole leen quoi en plus estimé naa leen trop. voilà grand Omaro mën naa ni papa Omaro sax laa koy wax. waaw papa la kooku papa la ñu lépp leen ñu koy nuyu de passage moom ak ay ñoom maman Aïda ak ñi nga xamante ni ñooy yoru milieu ay ñoom Bafou ak ñëpp daal léegi ñu ñëw si beneen question tey léegi macha allah gis nañ ni macha allah yaa ngi produire yaa ngi jéem a jàpp si emploi li nga xamante ni moom mooy liggéey bi jeunesse bi nekk fii nii fii Sénégal plus particulièrement ici à Thiès ñu bëggoon a xam tamit lan la lay def tey nga ñaw sa ñaw mu rafet macha allah créer sa ñaw pas copier mais nga créer quelque chose nit sol ko am satisfaction ñëw ne leen léegi kat li ma ñëwoon rafet na lan lay def si yow. ah loolu moom sérieusement parlé ça me fait un grand plaisir sérieusement parlé parce que ñawal nit aussi ñawal nit mu kontaan dem sol ñaw bi amul benn défaut ba yëkkati xaalisam dolli la man am naa ci ay cas yoo xam dama ñawal nit facturé leen 10 000 francs ñu ne ma dafa cher mën leen xaaral ba ñaw bi pare su xëy di nga xam ne dafa cher su pare naa la wàññi mais client bi boo ko jëlee ñaw bi sérieusement parlé bi nga ko solee dafa ma fay 20 000 francs ndax kontaan te jour wala dama kontaan ça me fait plaisir bon aussi respecter clientèle bi aussi tamit loolu aussi war nañ cee wax parce que client yi dañu lay war a respecter le client est roi client bi su ñëwee li mu bëgg dañ koy déglu automatiquement li mu bëgg mu wax ñu lii la bëgg loolu daf ciy jouer ci nit ñi nga jëlee ko mesure correctement ñawal ko correctement bu ñëwee nga naan ko correctement loolu day avancer da lay avancer loo dina la contacter loo ba pare clientèle bi lay gën a yokk parce que moom su demee dina ne atelier bi kat complexe de dem naa fa ñawal nañ ma mais sérieusement pas li ma ñawal la ma ci am satisfaction kontaan naa relancer la boole la ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen loolu mooy avantage bi waaw. alors ba léegi di fàttali nit ñi seetaan ñoo ngi fii nga xamante ni mooy complexe Lébu Ndoye nekk benn mën naa ni ndaanaan ci milieu de la mode ici au Sénégal et partout en Afrique tey di waajal benn événement bi nga xamante ni moo ñu war a am le 6 juillet ñi nga xamante ni mooy groupe NJ Family organisé ko mu war see nekk mu war a nekk ñi nga xamante ni ñoo war a présenté bu jour ba Lébu est-ce que mën nañoo xam lan mooy fooru Lébu parce que bu ñu ñëwee fii gis fii dañuy gis quelque chose de bu rare ak yeneen atelier yi ñuy def ku ñëw fi dañuy gis des vêtements yoo xamante ni yu boo ko xoolee nekk artiste rek dafa am fu mu lay yóbbu pourquoi choix bi. bon man mooy comme li ma la waxoon sànq rek man création dafa ma mës a neex donc man dama am différence ak tailleur yi déjà am na sama copain tailleur yoo xam ne ñu ngi ci quartier bi mën nañ di ñëw li ñuy sol donc man damay def création même boo may indil sa modèle dina am lu mu ci dugal loo xam ne Lébu Ndoye moo ko créé donc man création lay def quoi c'est-à-dire te création pratiquement léegi sooy xool seen monde bi yëpp 90% yi création lañu parce que bu dee tubaab bi ay njaxase ñu bëgg dañ jox njaxase ci création la boobu parce que jël fukki tissu di ko mélanger njaxase ko noonu ba mu nekk benn yére nga jox ko nit boobu création la waaw. daal mën nañoo gis daal ni Lébu moom foore na fépp. Lébu moom foore na fépp si yére olof bi si yére tubaab beeg création bi lépp lay def bés sax dama koy ñëw. ok alors suñu deuxième partie émission dañuy ñëw ci événement bi nga xamante ni moo war a am le 6 juillet fële nga xamante ni moom mooy Michelland de Thiès incha allah alors tey waa famille NJ Pro organisé ko sa relation yaa ak famille NJ Pro c'était comment. bon sama relation ak MJ bon dama am benn événement boo xam ne dama ko doon def chaque année man complexe Lébu Ndoye moo ko doon def bon en plus ñuy dañee ci ma koy yëgal muy ñëw di assister des fois ñu dajee ci ay défilé mu foto may photo yu rafet bon ma koy encouragé aussi ci ñuy waxtaan ci lu bari donc soo amee événement aussi man je suis prêt pour ñëw participer ci événement bi parce que kuy innové nga yow kuy jàppale dëkk bi nga kon donc nit ñi dañ la war a gëstu roy ci yow di gis ni ngay joxe ñu gën cee mën a gën a jàpp man NJ man je t'estime parce que personne naa sa numéro téléphone keroog bi Zal man kenn ñëwee fii laa laaj numéro téléphone am lijjanti ko ba woowaat ko téléphone ne ko jusqu'à présent man maa ngi ci affaire bi soo amee événement yi dem woo si la ma expliqué événement bi ma ñëw ne dama ko ci bëgg participer par force lu mu ma laaj nag ci ndomb tëdd dinaa ko indi lu mu bëgg aussi dinaa ko ci defal ba pare à 90% à 100% pour préparer bés bi bëgg nag waa Sénégal ñëpp ñëw teew ci bés bi le 6 la voilà le 6 nekk bis boo xamante ni incha allah ñu fi président waa di sargal sunu président monsieur Khadim Dia
naka bu mu jàppee ba léegi bàyyiwul ñu ko fi defal benn sargal ñu jël bis bi tamit teg ko ci yeneen i loxo. alors léegi jour bi nga xamante ni waaye NTV Pro woo nañ la ni la kat bu ñu bëggoon nga participer ci seen événement parce que on dit que comme ni nga ko waxee sànq rek ay jeunes lañuy yu yàgg a démarrer nekk ci milieu bi mais nag défilé yi ñuy def ñëpp nangul nañ leen ko n'importe qui dañuy bàyyi muy participer seen événement yow ñu choisir la ni la kat da ngaa war a nekk ci ñi nga xamante ni ñoo war a mën a war seen liggéey ci biir baax lan la leen ci def. bon loolu ça me fait plaisir parce que initiative bi rek déjà de un bon. beneen affaire la donc Thiès dafa manqué lu mel nii bu demee ba benn jeune nag taxaw former groupe am ñu koy jàppale ay jeunes comme moom ñu koy jàppale former seen groupe bon ñun dañu sérieusement parler même ñi dul styliste Thiès képp kuy téer ki fi nekk dafa war a ñëw ci MJ woo ko téléphone li jël téléphone bi expliqué ko gën ko encouragé gën ko jàpp affaire bi gën a lancé wu ba ñuy dem ay dëkk di ko fa def man loolu laa la ñaanal quoi sérieusement parler li ma lay wax ni sama xol laa ko tibbee parce que bon tu fais partie de moi. wala quoi merci beaucoup kon ni koy waxee rek li ngay sant ci man lu ko raw moo nekk ci man aussi tamit parce que c'est réciproque quoi incha allah di ñaan yàlla tamit mu bàyyi ñu ba bis ba lébu fan la ñu war a mën a xaarandi lébu ba xam day ñëw si tenue traditionnelle wala day ñëw si tenue moderne wala lébu day ñëw indi création fan la ñu war a mën a xaaree lébu le 6 juillet. bon le 6 moom bon yéen a ma koy permettre rek. parce que déjà boo bëggee mooy ne la création dans les créations boo bëggee mooy ne la tenue de ville mooy ne la tenue de ville mais je préfère man nga bàyyi ma def suma mix. indi leen tenue yoo xam ne moom sérieusement parlé bu génnee gars yi nañ apprécier dinañ xam ne lii Lébu Ndoye moo fa jaar dina intéressé ñu bëri waaw. alors léegi bàyyi nañ la nga def la neex léegi est-ce que mën nañoo xam lan nga ñu ne andi nga mel ni si tuuti avant vous pour nit ñi mën koo commencé xaar quoi. bon j'ai préparé une collection boo xam ne tenue africaine la. tenue africaine la. tenue de ville la en même temps am na création ci biir donc collection été 2018 laa ko tuddee. collection été 2018 waaw c'est-à-dire tenue africain la ba pare tenue été la aussi donc collection été 2018 laa ko tuddee quoi waaw ñu coppal nañu ci noonu parce que bu xawee sori rek borom bopp yi comme sama gars yi. dañ koy dañuy enjoy quoi voilà c'est ça. alors ñan ngay woo si sa bis boobu parce que nekkul bis bu ndaw bis boo xamante ne la ñoo tey ki xamante ne mooy Mikeland macha allah te aussi gis nañ ni y a beaucoup de stylistes yi ñëw si différentes régions yi nga xamante ne ñoo nekk fii si Sénégal mu nekk institution xamante ni dañuy choisir des personnes comme vous des personnes yi nga xamante ni ce sont des personnes renommées si milieu de la mode war a ñëw teew alors ñan nga ci woo ak tamit naka nga koy pare de préparation. bon bés bi bésu ñëpp la bésu Sénégal bi yëpp la man su may damay lancer appel Sénégal yëpp képp ku ci dégg publicité bi Mikeland fële le 6 dama bëgg ngeen ñëw teew muy tailleur baak styliste baak jaaykatu tissu parce que jaaykatu tissu aussi dafa war a ñëw di seetaan suñuy défilé di xool li ñuy créé ci ay tissus yu muy jaay pour aussi moom it di ñu gën di encourager aussi moom parce que avantage am la suñu soxlaa tissu si moom la ñuy ñëw kon ñoom dañu war a teew di woo sama gars yi ñëpp képp ku nekk Thiès ku dégg ne Lébu Ndoye participer ci défilé bi dama bëgg nga ñëw teew ci Mikeland bi nga ñëw xool suñu collection yi yenn style suñu bokk styliste yi bon région yëpp dañuy ñëw am naa ay mbokk Thiès Mbour Dakar ñëpp dama bëgg ngeen ñëw ku ci jot publicité bi na ngeen ñëw seetaan ci bon la voie est libre. ok kon ni nga ko déggee rek grand bi wax na ko ñëpp invité na ñëpp képp koo xamante ni dégg na émission bi wala rajo yeeg wala artiste yi ngay gis sa invitation yi noonu lépp tey ban conseil ngay def ci seen yi nga xamante ni ñooñu lay seetaan bëgg un jour mel ni yow tey gérer seen complexe bopp tey gérer seen liggéey bopp dem bay jël ay jeunes di leen former ban conseil nga leen jox. bon conseil bi ma leen jox mooy ku ci jàngul école ci styliste yi ku ci jàngul école bon jagal sa patron bu dee jàngale tuuti jëlee defal ay cours parce que am na ay mesures yoo xam ne il faut nga jàng tuuti pour mën ko def boo bëggee nekk styliste parce que styliste dina am yenn défilé yoo xam ne soo demee dootoo wax olof tubaab boo bëggee dem fii gars yi egg il faut nga jàng di làkk tubaab donc ci côté mesure bi aussi daf ciy jouer parce que épaule am na calcul boo xam ne mot la mathématique donc léegi comme xale yi léegi par exemple yi ñëw jàngi mais mënoo leen ko jàngal mais ku ci opté nekk styliste bëgg a nekk dem ba ay Europe international donc il faut ngay côtoyer sa patron bi jàng tuuti di la conseil pour ngay mën a def yenn calcul yeeg affaire yi noonu. ok kon daal gis nga ni milieu bi léegi dafa laaj étude. dafa laaj étude dafa laaj internet. donc boo xoolee 90% yi léegi lépp ci internet yi nga liggéey. donc man déjà am na benn boutique ma créé vendito.sn kooku Lébu Style la Lébu Style lañ ci def vendito.sn ku ci dugg di nga xool samay bagages yi may liggéey et tout.
waaw vente en ligne la ñuy def quoi. incha allah alors ñu bëggoon a xam tamit tey lan mooy say projet yi nga xamante ni léegi moo ngi ciy nekk fas yéene ko entamé bientôt say projet yi nga xamante ni yaa ngi ci. bon projet yi ma préparé nii déjà ci mois bi nii am na benn mouvement bu ma créé mouvement jeunesse fii Somme donc am na ay stylistes yu ci nekk am na ñuy def batik ñu ci nekk am na ñuy def peinture ñu ci nekk am naa projet aussi école de couture stylisme et créateur boo xam ne maa ngi ci projet bi nii si laa nekk nii bon 2019 bi laa ko bëgg lancé loolu aussi tamit ku mu intéressé wala ku ci am conseil boo may ñëw dolli ci loolu xam nga je préfère nga ñëw ñu toog ñu waxtaan bon booy nekk partenaire nga nekk partenaire wala aussi boo may conseil nga conseil ma mais loolu moom samay projet la déjà am na ay inscription ñoo xam ne ñu ngi ci école yi stylisme ay boo yoo xam ne ñu ngi jàng ay jigéen ak góor yoo xam ne ñu ngi ci école stylisme déjà ñu ngi ñëw ci man di inscrire pour na école bu bu tijjee ndax dina am ay formation accélérée pour stylisme yooyu yëpp dina am parce que ci projet bi c'est complet quoi c'est raison par lépp li ma jàng muy batik di stylisme di coupe simple di coupe traditionnelle yëpp dinaa leen ko jàng incha allah. waaw mu nekk kàddu yu rafet di lancer appel ñi nga xamante ni ñooy autorités yi nekk fii nga xamante ni ñooy Sénégal di fii ci Thiès di jàppale idée yu mel nii parce que lii rek bu dee wane ni am na idée entrepreneuriat boo xamante ni léegi yor na ko parce que mën na yor fii benn boutique bu ndaw ni fi lay yem mais moo ngi xalaat un jour créer li nga xamante ni moom mooy école de coupe rek jàngal ay nit mu nekk loo xamante ni dañu ci encouragé une fois di la wax ni yàlla na la yàlla yombalal li nga xamante ni noonu nga ko bëggee fi ba weeru koor bi ñu nekk léegi tey ñu bëggoon a xam tamit tey voilà tey ñu bëggoon a xam tey képp koo xamante ni bëgg na la jot bëgg na nga liggéeyal ko wala bëgg na ñëw xam la fi milieu mode tey naka lay def. bon déjà bon loolu bon bëggoon naa ci wax dama doon xaar question bi ñëw parce que ñun dañuy dem fu nekk man damay dem ay exposition fu nekk damay dem ay Mali ay Cap-Vert Burkina fu ne la ñuy dem bon bu ñuy dem aussi chaque fois bu ñuy dem man dinaa préparer 200 cartes de visite yoo xam ne dañu ko yóbbaale chaque région bu ma dem chaque dëkk bu ma dem dinaa yóbbaale 200 cartes de visite yoo xam ne pour contact la bon foire ñu bëri dañoo foog ne foire da ngay dem pour wut xaalis or que c'est pas ça foire pour relation la ñi ko xamul bon peut-être ñun am na fu ñu jaar ñu jàngal ñu tuuti wala wax ñu xam loolu quoi relation yi nga mën a am ci foire 100 000 francs ba ngay jaay wala 1 million ba ngay jaay ci jour bi mun nga am 1 milliard ci relation bi noonu te mun na la yóbbu fu nekk relation boobu fu ne mun na la faa yóbbu donc di leen wax ne man képp ku ma soxla am naa adresse email am naa numéro téléphone fixe am naa numéro téléphone portable mun nañ joxe suñu permettre ñu joxe suñu numéro téléphone bon orange bi 77 la 655 36 08 am naa aussi expresso 70 925 16 20 sama fixe bi aussi 951 la 26 85 bon loolu mooy F1 bi ku ko bëgg aussi suñu adresse email mën nañu la ko jox thianandoye72@gmail.com moom mooy adresse bi maa ngi dëkk Thiès Sénégal laa dëkk Thiès région de Thiès quartier Somme en face lycée Malick Sy boo fa taxee nag koo nekk complexe Lébu Ndoye dina lay indi. nekk le grand Lébu man noonu laa lay woowee quoi alors Lébu émission bi moo ngi jeex alors naka ngay tëjee say kàddu. bon li ma koy tëjee mooy di leen encourager foofu laay delluwaat parce que initiative bi bon man je te dis mosuma ko gis Thiès li ngay def nii mosuma ko gis Thiès donc autorité dañu ci war a jàppale la gën la yokkal ay matériel gën la yokkal sensibilisation gën la yokkal publicité gën la yokkal jeunesse bi gën la lancer ci jeunesse bi ne jëm leen jàppale NJ Pro parce que li muy def nii luy innover dëkk bi la luy doxal dëkk bi la jeunesse bi dinañ ci gis seen bopp mag ñi dinañ ci gis seen bopp parce que mag ñi ñu leen di ñawal ñoom ñu sol donc kon ñëpp ko war a seetaan ñëpp ko war a seetaan ngeen ñaanal ko gudd fan wér-gu-yaram ak xaalis bu bare ak lislam bu mag sëkk mu jàppale ñëpp nag ñëpp jàppale ko waaw loolu laa lañ koy ñaanal quoi merci beaucoup bon di remercier aussi sama clients yi sama gars yi aussi ñoom Papi Seck ñoom Tafa Gambe ñoo xam ne chaque vendredi pratiquement dañ la commandé benn yére boo xam ne dañ koy sol demee ko juma xam nga ak sama sœurs yi remercier aussi suñu waa kër sama waa koñ sama waa atelier yi nii bon ay Demba ñu ngi fii Ahmed mi ngi fii ak le petit Pël la xam nga ay ñoom Daara ñoom ñëpp ñu ngi fii ñu leen remercier xam nga di leen encourager aussi tamit ñoom ñu gën a góorgóorlu si li ñuy def parce que lii may def nii ñoom mun nañ dem ba romb ma ci loolu bu ñu dégloo samay waaw di déglu samay li ma leen di wax dinañ dem ba romb ma ci loolu parce que man soxoruma aussi c'est ça. ok kontaan nañu grand Lébu dégg nañu wax ji c'était le grand Lébu Ndoye complexe bi nga xam te ni moo ngi fii ici à Thiès
comme ni nga ko waxee rek c'était benn nit la boo xamante ni nit ku baax la nit ku oyof la nit ku bëgg innover la alors di la encouragé encore une fois di jox nit ñi dox daje le 6 juillet fële fi nga xamante ni mooy Mikeland défilé ni nga waxee à chaque fois rek woote nañ ñëpp di lancer appel ñëpp ñu ñëw incha allah alors léegi alors kon duñ def du rek bàyyi la di la wax au revoir à la prochaine incha allah. waaw bye bye sama gars yi kontaan naa de. jërëjëf Faye ca kaw ca kanam rek. incha allah merci. Fuck the bus.